déroulé incha allah jël na le maire benn arrêté institué comité boobu jox ko cër yi nga xam ne war nañ ko jox chef de service yi ñu ngi ci bokk muy centre de santé di EPS ñu xamal ni EPS Tivaouane tey bokk na ci centre yi nga xamante ni dispositif yi ñuy jëlee en charge virus bi wala malade yi ke benn gënu ko rëy ci Sénégal donc loolu ñun mairie bi ñu fas yéene leen ci accompagner ànd ci nag ak tous les acteurs comité bi maire daf ko yaatal jël tous les acteurs def leen ci commencé ko par chef délégué de quartier yi seen président mi ngi fi Dërgën Mbow dugal ci suñu yaay yi bàjjanu gox yi relais communautaire yi ñoom ñii moom ngeen gis ci suñu wet ma ak suñu agent yu baax yi muy agent de la Croix-Rouge ak les radios communautaires ñu jël ci wàllu sensibilisation ñu fas yéene dem ci service yëpp déjà dès demain incha allah daañu dérouler plan d'action dem ci l'ensemble des services yi nekk ci biir Tivaouane nga xam ne ay nit dañ fay daje di sàkku ay services ñu dem fa accompagner ñooñu ci mesure d'hygiène yi nga xamante ni war nañ koo jël fexe ba ña leen ñëw di leen seet si bu ñu fa indee jàng virus bi duñu ko fa bàyyi donc loolu incha allah ñuy gërëm monsieur le maire ci disposition bi nga xamante ni jël na ko et puis le plus rapidement possible parce que mënoon nañu xaar di dérouler di xaar mais dafa ni duma xaar naroon nañ ko def avant ziar général ba yàlla dogalee ñu fomm ziar général mu ni dama koy yokk taxaw ngir aar population Tivaouane donc ñi ngi gërëm Tivaouane gépp mais di sensibiliser l'ensemble des population ñun dañ leen fi nekk rek mais képp kuy Tivaouane na nga jàpp ni ci comité bi nga bokk ku gis la nga xamante ni dalul sa xel na nga ko signaler mairie na nga ko signaler service d'hygiène na nga ko signaler centre de santé wala poste de santé ba la gën a jege wala relais wala bàjjanu gox wala agent Croix-Rouge ba la gën a jege incha allah lépp lu ci war ñoom daañ ko taxawee loolu la ñuy yëgal waa Tivaouane yëpp di ñaan ñu jàppale ñu ba Tivaouane bii ñu koy tuddee ville lumière ville sainte yàlla muccal ko ci feebar boobu ñuy wax coronavirus te incha allah am nañ ci yaakaar ndax yitte yii fi membre comité bi wax engagement bi nu jël bis bu ñu ci accompagner population mais population yi approprié wu stratégie yi ñu tëral yaakaar naa ni virus bi dinañ ci muccal loolu lañ waxoon ni nañ leen ko jàllale. lan moo nar a nekk taxawaay bi ban stratégie wala yan stratégie ngeen taxawal pour mën a taxawal xeex bi. stratégie d'abord c'est d'abord la sensibilisation mooy li jiitu waxtaan ak nit ñi yamuñu rek ci waxtaan wax lu ñu neex dañu jël ay techniciens yi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu. muy service d'hygiène muy service bi nga xam ne au niveau de l'EPS ñoom ñoo yore sécurité ak hygiène ci biir hôpital bi ñu war fas yéene tàggat ay nit wax leen toutes les dispositions yi nit ñi war a jël mesure d'hygiène yi war a jël ba mucc ci feebar boobu ñu tàggat leen ci ñooñu ñooy dem ci rajo communautaire yi incha allah à partir de suba ak réseaux sociaux yi def ay vidéo jàllale ko def ay spot jàllale ko pour population yi Tivaouane yeewu xam ni virus bi lu am la feebar bu am la dëggantaan jaay la duy naxe du politique lu dëgg la te incha allah loolu ñu fexe mooy suñu première étape ci suñu stratégie bi ñuy dérouler deuxième étape bi nag mooy ñu dugg ci chef de service yi lieux publics yi marché yi ak fépp fu nga xamante ni lu mat fukki nit dana fa daje sax ñu taxaw ak ñoom def ay démonstration jox leen gel monsieur le maire am na un appui bu mu fi indi pour ay gel ak appareil yi ngeen gis mu gel bi mu ngi nii appareil bi ngay gis pour jël température parce que première réaction bu ñu ci lieu public yi mooy nit ñi ñëw ñu xool seen température parce que température bi mooy premier indicateur parce que température bu dépassé 39 jàpp 40 dañuy gis ni kooku personne à risque la dañ koy isoler waxuñu ni am na jàngoro sa xeeru jàngoro bi mais dañu koy dem saytu xool ndax am na ko wala amu ko donc loolu mooy disposition yi nga xam ne dinañ ci li ci des mooy accompagner nag les populations fu ñu ci mënti nekk daañu dem ci xabru yi daañu dem ci kër sëriñ si daañu dem ci milieu yëpp daara yi ak école yi mais aussi ñuy lancer appel président de la république dafa jël ay dispositions ni école yëpp école privée comme école publique même daara yi bi nga xamante ni da ngay recevoir ay nit ñu jóge ci yeneen i gox di ñëw di la fekke lii yoon mooy ñu méngoo ak disposition yi nga xam ne autorité moom la jël en tout cas moom le maire de la commune appel boobu lay lancé ñi ngi koy gërëm mi ngi wax nag waa Tivaouane yëpp ubbi na ay buntam
képp ku nga xamante ni mën nga ko jàppale ci lii nga xamante ni ñu ngi koy xeex ñu xeex ko pour njëriñu Tivaouane parce que tey nag liñ ciy rafetlu mooy Tivaouane kenn xàmmeetul parti politique kenn xàmmeetul ku am ndomba tànk bii ak ndomba tànk ñëpp àndandoo doon benn say fas yéenee xeex lii pour que du dugg Tivaouane te incha allah du fi dugg ndax yàlla dinañ ci muccal ñu ngi gërëm ñett di sant ñëpp. si wàllu mesure température yi est-ce que xalaat ngeen bus Tata yi ak garage ñi fa nekk chef station yooyu ngeen jox leen ko balaa nit di yéeg si oto ñu mën a xam. effectivement comme yow ni nga waxee ni tey bindu nga ci feuille de présence bi dañ la jàppee comme membre comité bi donc proposition yi nga xam ne ñëpp joxe nañ ko. propositions yi yëpp recueillir nañ ko incha allah dès ce soir le maire sera informé sur tout les responsables de haut niveau seront informés sur tout dispositions yi ñu war a jël bu lee ci wàllu logistique liñ ci war a yokk lépp lu nga xamante ni jekk na ñu war ko dugal ci dëkk bi dinañ ko dugal ci dëkk bi pour aar ñi bis yi effectivement parce que bis yi ay voyageurs lay jël mën na jógee ku jógee Mbuur wàcc si Tivaouane jël Tata bi war a jëm kër Baba Alima war a mu ku jël kaw Sara donc bis yooyu daañu fexe ba dugal ci ay agents de sécurité wala les agents de la Croix-Rouge ñu mener cette sensibilisation là te loolu daañu ko def waa Croix-Rouge ci boppam ñu ngi leen di gërëm parce que avant comité bi ñoom ñi ngi ci terrain bi ñi ngi ñaan nit ñi ñu accueillir leen à bras ouverts xam ne lañ fay def ñoom nit ñi la ñu bëgg a aar mais ñoom incha allah yàlla dina leen jàppale ndax lii jaamu yàlla la waaw li ñuy wax xutbul watan minel iman bëgg sa dëkk ci gëm yàlla la bokk te lii ñuy def nii bëgg suñu dëkk bëgg aar suñu ay population moo tax mais ñu ci gërëm principalement monsieur le maire te lii nga wax lépp luy xalaat ñu ngi koy xaar ku bokk ci comité ak ku bokk ci comité fu ñu waay jox information ku ñu waay jox xalaat daañu ko jël en compte daañ ci liggéey te dinañu fexe ba loolu ñu exécuté ko. xeex bi tamit da siy bokk nit ñi di am la bonne information malgré lu ñu mën di wax am na tamit ñoo xamante ni gëmuñ ne feebar bi mi ngi si dëkk bi yéen naka ngeen fas yéenee taxawaay côté communication ndax da ngeen di dem si rajo yi rek wala da ngeen di jënd ay spot ñu koy diffuser continuellement pour nit ñi am la bonne info. Comme le maire l'a dit nous avons des affiches à faire fépp fu ñu dem daañu fa bàyyi benn affiche comme bala ngay gis ci buntu maire bi mais aussi boo gisee au niveau national le ministre de la santé chaque jour. dina def benn point de presse wax fu situation bi toll que Sénégal dootul luy umpe Sénégal gépp xam ni benn cas bu amee bu yokk sax daal nit ñi dinañ ko xamandoo. ñun aussi au niveau de Tivaouane lépp lu xew jëm ci wàllu boobu le maire prendra les dispositions nécessaires avec le premier adjoint qui est là pour que Tivaouane waay am information bu ñëwoon tey ñaanuñu ko yàlla benn cas ñëw na Tivaouane heure ba mu jógee fa mu jógee dinañ ko wax. ñu ngi ñaan aussi di sensibiliser les populations. les immigrés yi nga xamante ni parce que tey ku am occasion rëcc Italie rëcc français da ngay daw. parce que nit ñi seen bakkan moo leen gënal lu ñu mën a am pour sauver seen bopp ñooñu mën nañu ñëw rot si Tivaouane est-ce que ku rot si Tivaouane ñu xam ni Italie nga jógee ci suuf nga jaar wala ci avion nga jaar parce que dañu ni EPS Tivaouane mooy centre bi gën a jege aéroport Diass. te ji ku wàccoon fii Tivaouane ñu am difficulté yóbbu la Dakar Tivaouane moo gën a jege kon Tivaouane moo tax ñu jël disposition yi ñu jël mais aussi ñu ngi ñaan population yi bu ñu diw waxuñu sax nga weeruñu kenn mais dañu bëgg aar suñu bopp aar kooku nit bu jugee parce que dafa am période d'incubation feebar bi mën nga ko jëlee Italie wala France yoon bi yëpp du feeñ ci yow nga ñëw ba agsi rek mu mat nag daal di yeewu. fekk na bu ñu jël disposition yi jël moo tax ñuy bëgg population yi ñu ne diwkat Italie la jógee France la jógee def nañ ko déjà te la plus haute autorité lañ koy du ñun ñooy dem ni ko diw sa waay da ngay dem hôpital mais dinañ waxtaan ak préfet waxtaan ak médecin chef bi pour kooku ñu naxtaan ak moom ba fexe ba yóbbu ko seet ko bu fekkee dara dalu ko ñu bàyyi ko mu ñibbi këram ñëpp xam ne dara dalu ko ñëpp mucc mu mucc ñëpp mucc donc disposition yi dañ ko te loolu bu ñu koy def aussi daañu ci ànd ak presse bi ànd ak ci liñ ci war a def mais communication